الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokku jullit yi seen mbokk Alaaji Baaba Ly moo del si waat ak yéen si guddi àjjuma mu tombeek le 31 décembre waaw le 31 décembre ci jeexatul at mi waaw 2020 waaw dañuy wax rek ne c'est un peu spécial parce que at mi 2020 ñaari yoon le guddi àjjuma tombeek ay bés yoo xam ni dañoo siiw ci dans le calendrier grégorien waaw le 24 décembre ak le 31 tey c'est la première fois lu mel ni arrivé waaw ñu ngi toujours ci sur les sourates avec sigle la sourate 27 sourate Naml waaw première partie bi la ñuy def tey rek parce que liñ ci war a wax ci biir daa bari baada auzu billahi c'est une sourate qui est de 93 versets révélée à la Mecque baada auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Taasiin moom rek moo am sigle bi suuratu Naml moom rek waaw tilka ayatul quran nee na yi aya alquran wa kitaabun mubiin téere bu biir ak téere bu biir waaw nee na huddan njub wa bushraati bëggal lil muminina mooy ñi ko gëm waaw allazina mel ni dafa dañ ko wax ni ñi gëm ñan la mu mel ni moom lay lim nii mooy allazina gaa yi nga xam ni yuqiimuuna salaat ñu ngi saxal julli juróom wa yuutuuna zakaat te ñu ngi génne asaka ci li yàlla sédd wa hum te ñoom bil aaxirati ci yawmal xiyaam bésu penc bésu taxawaay ba yuuxi nuuna daf leen bir daf leen leer waaw daf leen leer moom waaw amuñ ci benn doute waaw c'est le verset 3 le Coran comporte des versets clairs waaw plein de sagesse qui apporte la bonne nouvelle waaye mooy mbégte aux croyants qui se conforment aux prescriptions qui font scrupuleusement la prière qui donnent la zakat mooy le monde légal qui croient à la vie future waaw et à la résurrection waaw Allah subhanahu wa taala a montré la valeur du Coran dans la sourate Fussilat la sourate 41 verset 44 muy wax xul wax leen huwa moom mooy alquran lil lazina ñeel gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ ko nee na huddan guide la waaw daf leen di guider waaw wa shifaata daf leen di faj boole ci waaw feebar boo mënti am rek alquran da koy faj waaw te loolu borom bi ko wax waaw nee na inna lazina la yuminuuna bil axirati wóor na ni gaa yi nga xam ne gëmuñu yowmal xiyaam zayyana lahum ahmaluhum dañuy rafetal seeni jëf fahum ñoom yamamuuna ñuy dengi mooy duñu instable waaw confus et hésitant waaw buur bi moom noonu lay fonctionner waaw ba la sante nga lànk mu ngoog moom mu def li mu xam waaw ulaayka yooyu gaa nee na mooy ñi nga xam ni lahum ñeen leen mooy ñoo ñu weddi suu al azab buggal bu metti waxum ñoom bil axirati ci yomal xiyaam nag xumul axsaruuna te ñooy bokk ñi gën a torox waaw verset 5 waaw ce qui ne croit pas à la vie future et démente qu'il n'y aura aucune résurrection am na ñu koy wax waaw te nag am na ñu gëm loolu waaw dekki amul waaw dañ koy wax Allah subhanahu wa taala embellit leurs œuvres qui ne seront qu'illusoires waaw nageant mooy ñu nuur dans leur aveuglement ils subiront le plus dur des châtiments et ils seront les perdants dans la vie future waaw moom la ñu wax sànq rek waaw moo tax mu nekk wa innaka yow njol makka yonent bi sallallahu alayhi wasallam la tulqa alquran di nañ la jox alquran jox nañ la alquran min la dun tukkee ci ki nga xam ne hakim mooy aji teqale bépp mbir fu mu yello aji teg bépp mbir fu mu yello tedd waaw alim aji xam lépp waaw mooy l'omniscient waaw tu reçois la révélation ô messager de la part de celui qui a la sagesse par excellence et qui connaît la plus infime des actes waaw les paroles du Seigneur sont à la vérité même et une justice parfaite à l'opposé des paroles de l'homme
qui est devenu ingrat et juste nee na waxu borom bi subhanahu wa taala mooy dëgg waaw te mooy justice bi nga xam ne mooy justice bi mat sëkk waaw léegi nag à l'opposé nga xam ni dañ ko dafa safaanam waxu doomu aadama yi nga xam ni dafa mujj ingrat waaw mooy du sant ba pare injuste ñàkk jubal waaw léegi nag vérité et justice lu nu mel ñëw na ci sooratu An'am la sourate 6 verset 115 dafay wax wa tabmat mat na kalimatu rabbika sa kàddu boroom waaw sidd xan muy dëggal wa adlan muy vérité et justice mooy bi ñu wax léegi waaw sidd xan vérité wa adlan justice laa mubaddila li kalimatihi amul lu koy mën a soppi wa huwa moom samiul alim aji dégg la seeni mëbët seen lépp rek al alim aji xam seeni mbir waaw li ñu waxoon sànq ne l'homme est devenu ingrat et juste zalumun kafar waaw il est devenu injuste et ingrat et injuste waaw dafay wax rek ne waxu borom bi mat na mooy tàbbi na waaw en toute vérité et équité waaw amul kenn ko am capacité modifier ay waxam il est l'audient mooy kiy dégg lépp il est l'omniscient mooy ki xam lépp waaw isxaala Moussa ba waxee Moussa li ahlihi ñeel famiyam inni ni ki man anastu naara maa ngi seen safara sa aatikum maa ngi dem indi leen min haa ci safara soosu bi xabarin ma indi leen ci xibaar aw aatikum ma indi leen bi shihabin xabasin wala ma indi leen ci benn tison boo xam ne dañ ko allumé mooy benn matt boo xam ne bi dañ ko taal ba mu xonk cur ngi la allakum tastaluun ndax ngeen jaaru ci parce que jamono sedd la woon waaw verset 7 waaw dafay wax rek fekk ni jamono moo c'était l'hiver waaw il faisait extrêmement froid un froid glacial waaw moo tax mu wax leen ni mu wax njabootam xaar leen ma xooli li tàkk nale te bu leeral borom bi leeral subhanahu wa taala nekk leeru borom bi moo fa doon jolli waaw boo nekk falama jaa ba mu dikkee ci safara soosu nu die wooyof na ko an buuri ko man fi naar ki nga xam ni moo nekk ci leer googu wa man xawlaha ak ki nga xam ni moo nekkoon aux alentours waaw dañuy wax dañu nekkoon aux alentours dañuy wax ne Moussa la am na ñoo xam ne dañ tamit les anges tamit ñi ko fa woon malaaka yi waaw nee na wa subhanallah tudd na sell allah bi nga xam ne rabbil alamin mooy buru bundee fii waaw yaa Moussa yow Moussa innahu liy mbir tey mbir ana allahu ñun ñooy yàlla al aziz kii aji kattanu nga waaw omnipotent waaw wa alxi asaka nee na nga sànni sa yat bi falama raa tahtazu bi mu ko sànnee gis ko muy yëngum mel ni jaan ka annaha jaanun mu mel ni jaan wala mu beram mu daal di wari ginnaaw wala mu axib te retourné wul pour gestu sax déedéet dafa ne mes waaw yàlla ne ko yaa Moussa yow Moussa laa taxaaf bul ragal inni ni ki man nag ci man laa yaxaafu du ragal la day yaa mursalin ñi nga xam ne maa leen yónni war ñoo am ragal waaw nee na illa man zalama rek nda rek koo xam ne rek tooñ na suma badala xus naan topp mu soppi ko yiw baax da suuñ ci ñaawteef ba mu defoon fa day fekk inni man xafuurun aji jégalaa kon la arrahimun aji yëram képp ku ma sopp waaw wadd xali yaddaka nee na jëlal sa loxo nga dugal ko fii jay bi sa poos sa jay bi waaw jay bi wala fi dañ koy wax mooy poos arab lañ koy lee waaw taxruju mu génn bay daa boo ko génnee day weex tal min xayri suuin waaw mu te nekkul lor waaw nekkul loo xam ne nekkul une maladie nekkul loo xam ne dafa lor la waaw parce que ñu bari ci lii la ñuy jàpp ne yonent yàlla Moussa nit ku ñuul la woon parce que day wax rek nit ku weex bu dugalee loxoom ci poosam mu génne muy weex dañuy wax ne amul sens waaw mais nit ku mu ñuul kay ak loxoom mu dugal ko génne muy lu weex nee na boobu la ñu mën a dégg daal waaw moo tax ñi ngi wax ni nit ku ñuul la woon waaw moo tax nee na min xayri suud fi tisi ayatin nee na ci juróom-ñeenti
kéemtaan ilaa firawna nga dem ci firawna naa la jox juróom-ñeenti kéemtaan wa xawmihi ak ay nitam innahum nit ki ñoom kaanu nekkoon nañu xawma ay nit faasixiina di way génn topp waaw des gens pervers waaw bi nga xamee ni Moussa alayhi salaatu wasalaam génn na Madiana avec sa famille ils marchèrent la nuit et perdirent la route à cause de l'obscurité qui régnait waaw parce que dafa lëndëmoon këri sedd guy waaw ñuy dem et puis nag boo gisee sax ñu réer mooy ñu ngi doon dem te xamuñu fu ñu jëm nag wax dëgg yàlla parce que il avait perdu toutes les attaches waaw bu mu jógee kër Firawna tàbbi kër yonent yàlla Shuaybu ba génn léegi ànd ak jabaram di dem tamit gis nga ko dafa doon dem rek mais exactement amul woon but lieu bu mu ko wóor ni moom foofu la jëm waaw léegi nag après il avait reçu une grande lumière de la part du Seigneur de l'univers waaw tabarakallahu rabbul alamin waaw gloire à Allah le maître de l'univers. Rien ne lui ressemble parmi ses créatures laysa ka mislihi shay'un la wax amul dara lu koy nuru waaw lépp luñ ko koy melal melu noonu waaw il est inaccessible waaw mu ngoog moo tax day wax rek amul lu koy ressemble parmi ses créatures et aucune de sa création ne puisse attendre son abord mooy li ma doon wax léegi il est inaccessible waaw parce que il est très haut et inaccessible waaw il est l'unique et l'impénétrable waaw kenn mënul bënn ba fekk egsi ci moom waaw di wax damay bëgg egg ci yàlla erreur la egg ci yàlla waaw parce que inaccessible waaw te yow mi bëgg yéeg ci moom yaa ngi koy amal bërëb waaw te bu mu nekk te li gën def ay santaaneem bàyyi ay tereem waaw ak sa kéem kàttan nag mastata waaw loolu moo gën te nga bàyyi ko ak sa bopp waaw def naa loolu moo gën a facile te moo gën a simple allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayanu la yamut if'al ma shi'ta wa kama tudinu tudan wal aqibatu lil muttaqin fi amanillah